ñeenti nit lañ njëkk wax ni ñoo ca faatu gannaaw gi juróom-benn nit faatu ci juróom-benn am si gaañu-gaañu yu metti waaye loolu dugguleet ci réewum Sénégal waaye li nga xam ne mooy njàqare gi mooy daf fi tàmbalee bare mel ni sax dañu dem ba miska ba oyofal ka ñu dellu sa ci pàttali ak Abdourahmane Ly. téléphone bi ci nopp bi ngir ñenn ñi ngir xool ñu xam ndax ñu ngi ci jàmm ñeneen ñi dajaloo ngir moytu di xalaat musiba dal ñu xam ñoom ñëpp jaxle lañu def seeni gën ñu sànni ko ca fa bâtiment bi daanoo muy immeuble R+2 wu daanu ay booru 3 heures du matin ci koñ bi di Bel Air ñu yégal leen mbir mi ay booru 4 heures du matin noonu le groupement d'incendie et de secours numéro 1 gaawanto ñëw ngir taxawu ni ci fii. donc dañuy constater ne que am na benn bâtiment à usage d'habitation bu am ñaari étage moom moo daanu complètement donc malheureusement ay nit a ngi woon ci biir donc bilan bi fu mu ne nii provisoire la yóbboogum nañu 6 personnes évacuées nañ leen vers suñu ambulance yi am na ay ambulance médicalisée ak ambulance classique ñi évacuer leen sur structure sanitaire yu Dakar wi. ay dëkkandoo ñëw taxawu ñi nga xamante ni ñoo loru ci mbir mi fësal nañu ñoom it seen jaxare. Cheikh Awa Balla ngi xamle ni ci njabootu kenn ki nga xamante ne bokk na suñu ñuy waaj a évacuer la bokk jamono ji waxtis ko loolu. am na ci ñoo xam ne fi mu ne nii seen doom gaañu na xamuñu ko. am na sama benn sët ci màggal gi ñoo toogoon maag moom mu ngi tëb di lu ne mu di ko def biñ ma nee dafa gaañu waxuma la ñoom sa papa jee ko génne jabaram parce que nee na moom bi affaire bi amee daf ko téye loxoom mu ëpp ko doole mu téye ko tànkam puus mur bi ci la génne jabar ji mais doom ji moom dafa mujj gaañu ak sama beneen jarbaat aussi Fallou moom dafa gaañu mais génnagul sax mu ngi ci décombré ragal naa dina dem ba 7 personnes samay sët samay jarbaat sama doom. ki nga xamante ne moo jiite yile opération moom bëggul jël benn risque lieutenant colonel Pape Ange Michel Diatta bilangu nëgandiku la joxe te fasu si yéene waxaat leneen tant que liggéey gi noppiwul. victime mooy fu mu ne nii mooy ñu génnee ci décombres yi pour l'instant 6 la ñu woon am na ñenn ñi c'est en cours mais pour l'instant mënaguñ leen jox un bilan exact provisoire lañ mën a jox am na ñu nekk ci biir am na ñoo xam ne ñoo ngi wax ak ñoom mais il faut que ñu soulever dal yi pour mën leen génnee mooy dal en béton léegi suñu paree vers la fin mën ngeen ñëwaat ñu jox leen vraiment le bilan définitif. muy bilan bu mën a yokku jamono ji juróom benn victime yu mu wax yóbbu nañu leen ñoom ñëpp ci ay bërëbu fajukaay si beneen wàll wi lieutenant Diatta lu muy ñaawlu bokk na si jafe-jafe yi nga xamante ni moom ak ñi mu àndal daj nañu ko ngir dugg ci bërëb bile loolee waral ay matukaay yu am solo ñu jël ko ngir taxawu si ñi nga xamante ni ñoo loru ci bâtiment bi daanu. docteur Serigne Malick Tall gis nañu anam yi nga xam ne noonu la mbir yi tëddee woon mais prétexte rek la parce que ku nekk xam na ni Sénégal lu mel ni bari na fi daanaka nawet yi ci lay gën a tàkkarnaase bu kër daanuwul balcon daanu na. bu si nit faatuwul nit gaañu na ci eh bien banalisation bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku yow en tant que urbaniste d'abord ban jàngat global ngay def ci situation bi laataa ñuy dugg ci ruq-ruqaan yi. waaw comme ni nga ko waxee du lu yees. li ci metti kay mooy li mu dem bañ boole ko ci sunu dëkk ak sunu dëkkin. te loolu warul exception la war a nekk. boo xoolee Touba ci mois d'octobre gis nañ en direct à travers les réseaux sociaux bâtiment bu effondré wu. ñetti étage carrément. li ko indi nag bari na li ko indi li ci gën a tar am na benn boo ci teg sa baaraam mooy ci jamono nawet lay gën a bari. parce que bâtiment yu bari aussi amul étanchéité. moo tax étude bi am na benn étude bu wane ne chaque semaine dina am balcon wala benn toit wala benn dalle bu effondré wu xam nga loolu bari na. mais li ko indi état bi aussi jëm na ci jël ay matuwaay. en 2000 taxawal nañ DESCOS. 10 ans après à peu près ñu taxawal inspection générale des bâtiments bii di saytu dëkkin ak dëkkuwaay bii di saytu bâtiment bi ci boppam. parce que xam nga comme d'habitude Sénégal rek ci wàllu loi dina leer ci wàllu institution dinañ ko taxawal. mais li ci ëpp mooy li ci gën a jafe mooy suivi ak contrôle bi moo dul am.
ñaari structure yooyu nag bi ñu commencé ba léegi quand même bâtiment yi nga xam ne dañ leen di tudde bâtiment menacé à ruine nga xam ne chaque année protection civile dina lëngoo ak maire yi def ko wane na ne 2018 ñi ngi ci woon 396 2019 ñi ngi ci 197 peut-être 20 ak depuis lors ak Covid bi liggéeyaatuñu ci liggéey bi ci war wala rapport yi génnagul kon loolu lu bari la ci Sénégal fi mu ëppee du Dakar Ziguinchor la ak Kolda parce que foofu la taw bi di ëppee te ñun boole wuñu ci sunu culture peut-être moom def na sociologie lu bari ñu xalaat solidité bâtiment bi souvent étanchéité duñ ko def booy tabax da ngay tabax en fonction de fi nga dëkk aussi loolu jiitu xam nga code de la construction dafa leer dafa lal sécurité bâtiment ci ñetti ponk bu njëkk bi moom mooy stabilité maanaam fi ngay tabax dafa war a taxaw ba du jeng du yox yi stabilité boobu li koy indi mooy suuf si ngay tabax ci ban suuf ngay tabax mu teg ci beneen mooy solidité maanaam bâtiment bi ngay tabax dafa war a dëgër pour mu dëgër du ay mool mais poteau yi ko téye ak dal bi dafa war a dëgër ak fer bi waaw ak fer bi poteau yi mooy fer bi parce que poteau yi béton la ak fer donc solidité boobu dafa am importance te solidité boobu mi ngi ci wàllu architecture ak ingénieur te ñooñu duñu intervenir presque ci construction yi ëpp maanaam dinañ intervenir ci construction de grande hauteur wala ñu intervenir peut-être ci ay villas yu nga xam seen borom dañu mën seen bopp wala ñu intervenir ci bâtiment yi recevoir du public mais li ci ëpp ci construction yi autoproduction lay doon ñoom duñ ci intervenir très bien ñetteel bi moom mooy fiabilité pour ñu mën a attester stabilité boobu ak solidité bi maanaam dëgër gi fi tabax bi taxaw ak dëgëru tabax bi ci boppam il faut mu am fiabilité maanaam il faut ñu mën a contrôler ne li nekk ci plan yi effectivement loolu lañ def ci tabax bi te ñett yooyu yëpp nag dafay sooxe benn matalewu ci lu dul ci yenn construction mu nga ko dinañ gën a yaatal tuuti alors wax lan nga jàpp ne ci sa gis-gis moo waral lu ni mel dem ba doon fii une réalité lu ñu dëkkaale lu ñu sax nangu lu ñu nangu quelque part wala loo xam ne peut-être amuñu ci pexe peut-être parce que lu tax parce que comme ni ko docteur waxee am na ay études yu ñuy def ñu ngi xool ñu ngi saytu mais lan la ñuy def concrètement en réalité lan la commencé woon nañ fi di compter bâtiment yi nga xam ne nii dafa yàgg pour génnee nit ñi mais quelques jours après wala quelque temps après da ngay gisaat ñeneen d'une façon clandestine ñu dugaat fa di fa dëkk parce que amuñu fu ñu dëkk tu vois ñu bàyyi leen si ba mu màbb après ñi ñàkk seen bakkan ñu ñëw di kii donc laisser aller la un tout petit peu peut-être de la part des autorités yoo xam ne nii ñoo war a gën a vigilant ci est-ce que critères yooyu nga xam ni code de la construction teg na ko ñu ngi koy matal ndax da ngay gis nit koo xam ni dafay tabax boo xam ne nii fondement wu benn R+1 la mu jékki-jékki mu neex rek mu yëkkati jëm ca kaw ku koy contrôler kan moo koy jox autorisation de construction ci yan anam lañ koy càmbare yéen saa ngay gis ku yor sax benn genre mini parcelle rek yëkkati ko ba ca kaw a kaw malheureusement le ministre n'est pas là pour nous répondre malheureusement doo xam kii non seulement est-ce que fondement am attan na li mais même ci biir dëkkin wi sax promiscuité bi ñuy créer espace yi nga waroon créer ci biir pour muy am aération loolu yëpp kenn respecté tu ko du coup buy taw ndox bi ci nekk te fekk fondement bi baaxul yooyu yëpp mën na tomber daanu si suñu kaw boole kook location bu seer ba déggi dayoo donc loolu yëpp doon ay mbir yoo xam ne nii nit ñi amuñu pexe parce que tey ku amoon pexe doo gis ci bâtiment boo xam ne nii am na fissure nga dëkk ci mais soo amul pexe nan ngay def bu amul it ku la ñëw tere parce que des fois nit ki dina xam ne lii mën na ko gaañ mais tant que tere woo ko du ko bàyyi donc yooyu noonu yëpp di ay constat yoo xam ne nii ñun ñu ngi koy seetlu mais mënuñu ci dara et puis te gouvernement bi aussi wala suñu njiit yi tamit ban liggéey lañ ciy def parce qu'il est bien beau de faire des études de compter de faire tout ça mais qu'est-ce qu'on fait réellement concrètement pour que lii bañ a amati parce que mu ngi nekk une habitude chaque jour nga dégg ko semaine bële passé weer bële passé mais lan la ñuy def après dañuy ñëw kii yenn saa yi léegi sax gis naa ñuy commencé di eggale bâtiment bi ba mu jeex mais auparavant peut-être daanuñu ko def dañuy bàyyi noonu beneen côté bi à tout moment mën na daanu feneen juraat yeneen i dégâts donc vraiment professeur c'est une situation déplorable parce que dem na ba doon bokk si ñun en quelque sorte waaw dem na ba malheureusement mu banalisé wu waaye bu ma ko doon tënk rek ci formule dama naan urbanisme sans urbanité la
parce que moom xam na ne wax dëgg yàlla soo demee ca lu tur wa tekki sax urbanité boo ubbiwul dictionnaire tam xam ne moo tax moom mooy capacité à vivre ensemble ça veut dire que bâtiment tabax en tant que tel dafa am ci ponk yoo xam ne ci lay wéeru bu ca wéeroo nekkatul luy jëriñ waaye loo xam ne luy lor la moom énumère na la critères yi kon li fi des mooy lan moo waral loolu ak yan saafara lenn bu fekkee da ngay def ni gaa ñi cause lointaine ak cause immédiate cause lointaine moom boo gisee mu mel nii boo ko seetloo li ci ëpp am na fépp waaye ci réewu taaxi la yu mel ni Ndakaaru pourquoi parce que boo ko seetloo li nga xam ne moo fi daje ci lim ci doomi aadama moo ëpp li nga xam ne moo wasaaroo ci yenn gox goxaat yi kon mu nekk phénomène boo xam ne la booy juñi responsabilité échec politique publique yi la échec politique publique mooy maanaam disparité dans la distribution des richesses concentration dans les capitales et en particulier dans la capitale Dakar ñëpp buñ ci wutoo la première conséquence choc bi fan nga koy ñëkk sentir mais c'est au plan de l'urbanisme nga koy ñëkk sentir ci dëkkuwaay yi kon nag exode boobu nga xam ne ñëw na te fekkul ñëy ñëw jóge ci biti di ñëw ci biir fii fekkuñ fi ay plan encore une fois d'urbanisation fekkuñ fi ay contrôle ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tabax ñuy assurer normes yi mooy waral lii nga xam ne moom moo fi nekk di continuer di fi nekk parce que encore une fois urbanisme dafay ñëw pour résorber dans une certaine mesure aussi paradoxal que ça puisse paraître Khalifa les inégalités sociales maanaam lii nga xam ne moom moo jëm ci wàllu tabax dafa am ci anam war a tëddee dafa am noo xam ne noonu lañ koy tënkee mu convoqué ñaari responsabilité responsabilité bi njëkk te xëy na moo ëpp solo dinaañ ko nangul mooy responsabilité bi nga xam ne mooy agent administratif bi bu mën a agent administratif mën na def par extension l'état mooy ki nga xam ne mooy saytu bu war xam ne dafay tabax mu ñëw xool tabax bi est-ce que méngoo naag normes yi yeeg ñoom seen beneen responsabilité nekk responsabilité ki nga xam ne mooy individu donc ñaari éthique yooyu bu ñu dajaloo bu fekkee ñoom ànduñu waaye dañu nekk ay éthique conflictuelle dafay indi problème te li indi lii mooy kii nga xam ne mooy agent administratif bi di symboliser l'état liggéeyam dafa sooxe parce que bâtiment yooyu nga gis ñu nekk état boo xam ne nit waruloon xalaat di ci dëkk ñëpp ñu fay romb di muslu di ragal ne mu ngi màbb waaye boo demoon ci wàllu kayit nga dem ci wàllu trésor ba ñu naan moom dew mu ngi fay kon am na fayit boo xam ne lajj boo xam ne mu nga jóge ca état ba à travers la personne de ces agents administratifs waaye benn responsabilité mu ngi ca biir citoyen ba parce que ki nga xam ne moom dafay tabax am na également loo xam ne ci kawam la tegu li tegu ci kawam waratul nekk rek logique du profit li tegu ci kawam mooy mu fexe ba la muy def mu bañ a lor maanaam mu méngale ko ak li nga xam ne loolu la mbir moomu laaj kon nag dama ne boo boolee ñaar yooyu dafa lay jox urbanisme sans urbanité maanaam nañu tabax rek parce que ñëpp a ngi fëkk uti si boo tegee sa bâtiment Khalifa ñaari ñetti brique ñu ñëw taxaw ne la man de mën naa dugal ñetti weer wala juróom benn weeru avance boo pare lan lay jur ki nga xam ne day tabax respectatul ay normes taxaw na pour véritablement mu livrer bâtiment parce que xaalis bay ñëw mais donc problème bi la koy faj mooy lan moo waral loolu mën a possible boo agiré foofa xëy na di nga régler problème bâtiment yi alors docteur képp kuy tabax di nga am autorisation de construire